salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. ñu ngi nuyu El Hadj Ndiogou Diène yow yaay ministre chef de cabinet président de la République démb seen parti bi di APR la am fukket ak ñaar ñu waroon ko mandargaale ko xew ca seen daluwaay siège parti bi nit ñi sànq fa woon ñu waxoon itam président de la République daa war a teew seen njiitu parti Macky Sall waa présidence de la République sax waxoon nañu bërëb bu tasum xabaar yi journalistes yi dem leen ndax Macky dina ñëw waaye ñëwul lu tax ñëwul. waa déedéet Babacar doo ko xoole noonu li ngay xool mooy que président de la République du président wu APR rek donte loolu la njëkk a nekk avant muy jël bokk ci élection yi bay nekk njiitu réew mi mais léegi li nga war a jàpp surtout mooy que certes président wu APR la. mais président wu Benno Bokk Yaakaar la waaye li ëpp solo ci ndomba yi mu takk yëpp mooy président wu République du Sénégal donc loolu mooy li jiitu beneen bi ci topp mooy defe naa yéene la woon pour mu ñëw wax ak ñenn ñi defe naa alliance pour la APR bu dee organiser manifestation bu tolloog dayoo moom bi mu am ci réew mi defe naa ni dinañ jël jumtukaay yëpp pour que bépp commune sax wala quartier ci Sénégal am nañ fa représentant ñu indi ko. tàmm nañ organiser waaye fii yëfi toll tamit ak ragal bi ñu ragal ci deuxième vague am ci affaire mbas mi loolu tax na xëy na suñuy comportement ñu ci anticiper pour que éviter loolu balaa situation yi du ñu imposer ñuy mën a jël benn mesure ñun ñëpp xam nañ ni parti politique lañ bon parti politique ay nit lay ut mënoo di ut ay nit ba pare di def loo xam ni suba mën nañ la ko xase wala suba mën na ci doon départ. tombe day waral ay gaaf ñu woote mbaboor ñëpp ñëw président ñëw gannaaw suba kaay yi commencé yokk ñu naan waa APR yi bon ñun tamit li ñuy def dafa war a méngoo tamit ak doxalin bi ak gis-gis bi yooyu mën na justifier li tax du président de la République rek moo bañ a ñëw man mii sama bopp dew moon ci umpul kenn ni que membre fondateur u APR la mais am na ñu fa daje jot a waxtaan fàttaliku bis bi ma war a fàttaliki tamit ni que li ñu mbébétoon surtout ci secrétariat exécutif bi mooy anniversaire bi ñu jagleel ko ñi àndoon ak ñun ci yàlla dogal fekke wuñ loolu lañ gënoon a yitteel ni nañ ñaanal ñooñu. loolu am na solo waaye leneen loo xam ne te seetlu ci seen parti mooy. njiit la Macky Sall daanaka néewal na doole ñëpp. misaal ci yeesal gi mu yeesal gouvernement bi rek. ponk li neewoon ci yéen te mu génne leen ci gouvernement bi moo tax seen parti mel ni lu weet yéen kaay yëpp méngoo nañ daanaka tey ne mànkoo nañ ne. seen anniversaire démb moom dafa xawoon a lewet lool. parce que loolu ñi ñu jëlee seen i place taxul mu demee noonu itam. déedéet parce que tamit baax na di fàttali ni que ñun ñii ñëpp ba ci commencé ci président de la République Macky Sall amuñu woon place ci réew mi te dañoo àndoon dem jëli outil. Sénégalais yi wóoluñu dénk ko réew mi ca boobu a commencé ci président de la République ci boppam amul woon place donc yëf yi di yëfu place yëfu gis-gis la ak yëfu doxal ak yëf yi topp bëgg-bëggu askan bi pour que jafe-jafe yi wàññeeku mais boo ko jëlee ci diw mambay nekkoon na fi mais defe naa ni ñi nga lim ñooñu ñëpp ëpp ñu ma dayoo ci parti bi man nekkoon naa ci gouvernement bi génn ci te teewul ñu naan dafa safadi ñi njëkk a gunge Macky Sall. mais tey seetlu bi mooy ñi àndoon ak moom. di koy xeexal ba mu jot nguur gi daanaka ñoom ñëpp dañ leen kenn gisatu leen ay nit ñu bees la indi loolu mooy problème bi. man nit ku bees la. mais am na ñeneen ñoo xamante ne. tey jii nii ku muy jegeel ay Idrissa Seck. alors que am na ñoo xamante ne moom ñoom la àndoon xeex. man gënul lu Idrissa Seck gënumaa jege Macky Sall. ci am naa sañ-sañu sax ni ma ko jege Idrissa Seck jegewu ko donc man nit mais li ñu bëgg a wax sax mooy ci wàllu nit ak jikko. yow Idrissa Seck moom amul loo ko wanul ci ay émission ki tuumaale ki ñoom seen. waaw amul nu ngeen xastanteew. léegi ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Macky ba mu jël yëf yi. Macky pousse leen indi ña ko doon xas démb loolay coow li. déedéet c'est que boo ko waxee noonu dina am ñeneen ñu ko déggee noonu. ca yëf yi tëddeewul noonu parce que ñu bari ñu ngi ciy wax ca xamuñu Idrissa Seck musuma kaa tuumaal lépp lu ma mës a wax ci Idrissa Seck firnde laa indi teg ko musuma wax ci moom wax ju ñaaw musuma koo saaga musuma koo wax lu ñaaw moom tuumaal bu nekk tuumaal nañu ko. tuumaalug luuba defaloo ko. tuumaalug. luubal ay koom yu génn ko dugg nga génne ay kayit naan banque sangam
déedéet. maanaam di wax ni loxo yi setul. tey ngeen indi ko seen wet. defal ndànk ma wax la. muy liggéey ak yéen. defal ndànk ma wax la. musuma ni tuumal Idrissa luubal. dama ni déglul bu baax li ma la wax. dama ni fii la toog daan ni ba jant bi di leen. di fenk. ba jant bi di fenk. bokkul extinction du soleil bokkul ak fenk mooy jant bu tëdd. mooy so. ba waaw fenk mooy so voilà ba jant bi di fay kenn du indi firnde ni ko yor naa xaalis bu ma moomul man ma indi firnde parce que boobu wër na ci ay position wax ni que ñun dañuy luubal du ma mës a dellu gannaaw Babacar man du ma tuumaal nit pour ñaari raison jullit ak xan laa lépp lu ma waxal nit buñ ma laajee firnde ma indi ko nettali xuloo la comme ni mu ko waxee romb nañ loolu mais delluwuma gannaaw benn yoon ci li ma mës a wax te tey damay sant yàlla parce que position bi ma nekkoon tey moom moo ñëw fekk ma fi ma ne ko ubbil ko ak jàmm ñëwal li nga mën indi ko. ubbi googu ci boppam. am na ñoo xam ne ñu bari posé na leen problème. waaw c'est que mënta bañ a c'est que xam nga ku xamul enjeu doo comprendre actes yi nit ñi di posé. Babacar juróom-ñaari weer a ngi nii sa émission bii laa njëkk a toog nga laaj ma ni ma yaa ngi seddal ma ni la fi réew mi toll ak man posture bi ma occupé mënuma attaquer kenn parce que poste bi ma occupé yàlla dafa dogal ni may doon interface su président de la république ak force vive de la nation muy opposition muy société civile muy mouvement yi gën a hostile damay wax ak ñoom parce que position bi ma occupé la boobu biñ koy wax ñun gis nañ lii dina am fu réew mi toll ci mbas mi ci wàllu économie ci wàllu situation sécuritaire ci wàllu position géographique ci wàllu situation politique sous-régionale bi réew mi day soxla dajaloo nit ñi ngi wax rek. mais réew mi la wala seen mbiru bopp la parce que tamit mënoo nit ngeen fu nekk ngeen jaar fa xastanteeg yooyu. tey ngeen ñëw àndu mel ni. comme dara xew woon mer mi roog sa waxal ko fu nekk jaar ngeen fa. déedéet loolu mënta nekk. déedéet loolu li ngay wax nii mi ngi doon am bu fekkoon ni que jiitaluñu njariñu Sénégal. nee naa la man ànduma ak Idrissa musuma far ak moom te xam nga ci politique dañ naan jamais xëy na déwén wala ak leneen lu mën ci am du ma mës a ànd ak moom mais réew mi moo ñu yitteel moom la mu ŋànkoon daf ko ba ñëw fekk si ñu parce que comprendre na li ñuy wax ñi ko comprendre am nañ sañ-sañu bañ ko comprendre mais li may bañ ñu wax ko mooy da ngeen a beddi ñi fi nekkoon. dem indi nit ñu bees man du ma nit ku bees. loolu de moo am mën na leen ko bañ moom defal ndànk lu tax bi ñu génnee Mbaye Ndiaye gouvernement bi kenn waxul ne dañu beddi te Mbaye Ndiaye membre fondateur u APR la. lu tax bi ñu génnee Alioune Badara Cissé kenn waxul lool lu tax bi ñu génnee Mor Ngom kenn waxul lool li tax bi ñu génnee Mame Mbaye Niang kenn waxul lool li tax bi ñu génnee ñeneen ñi kenn waxul lool am na ñu ko wax. déedéet defal ndànk yëf yi. nit ñi Macky Sall day jàllax di tuddee mbam. déedéet bon am kum neex am nga sañ-sañu wax lu la neex mais ce qui est constant mooy que demuñu. ñi ngi fi toog parce que man ak président Macky sama bopp laa koy xool mosuñu seq ay waxi jox ma poste ak jox ma lii gis-gis lañ amoon gis-gis lañ bokk ñu wóolu ko def ko suñ kilifa buñ demee ba loolu amatul dañ ni gis nga ni ñëwee woon man bokkuma ci ñi mu recruter par exemple man kenn recruter wu ma xëy na kay man maa daan sol sama mbubu di dem di recruter. mais mënoo miim ni. bu weesoo li ngeen lay ne. ñi leen fekk si. ndax fi réew mi toll la mënu leen miim itam ni. calcul politique ma nga ca. non yokk mbooloo. am déet Babacar xam nga lu tax fi mu nekk nii àddina bi yëpp ku dëkk yëpp war a yokk mbooloo. parce que umpul kenn nit ki ci ay jafe-jafe yoo xam ni lu nekk mën naa am lañ jëm. Babacar bu ñu yokkul mbooloo politique lu muy. jëriñ askan wi déedéet xam nga dajale du mbooloo politique. jéem a boole askan bi la pour que lépp lu mën a jóge ci biti ñëw di menacer askan bi du am fu mu tong da ngay wax ak kilifa diine yi Sénégal du république islamique mais pourtant li ñu fiy def njiitu réew mi day diisoo ak njiitu diine yi ca mënoon ca yoon mayoon na ko mu doxal sans wax ak ñoom soxlawuñu majorité ñun am nañ majorité assemblée dem ñuy xëccool nii de élection bu ñu dem ñoo leen dóor mais dootul loolu dafa am lu ñu wër doon loo xam ni am na luñ ci mën a wax am na luñ ci mënta wax Sénégal tey buntu yëpp yi ñu seqal lu dul géej gi mais buntu yëpp a ngi tàkk.
mais loolu du fi lu bees du bërki Dembo Ndiaye loolu yàgg na fi. menace terroriste ay at a ngi nii ñu koy wax. teewul ñi nekkoon ci opposition. du loolu rek ba léegi. du loolu rek lu tax defoo leen ko woon jamono jooju. defal ndànk est-ce que situation bi ngay am 2012 moom ngay am 2013 menace boobu day màgg wala mu disparaître est-ce que dafa disparaître donc mi ngi màgg du day gën a jege si bis bu yàlla sàkk day gën a jege si nee naa la ñun goroode wuñu xamadi wuñu ñàkkuñoo xam dafa di am na fooy toll dina am loo mën a wax ak loo mënta wax man bu fekkoon ni que peut-être man maay dogal xëy na am na yenn yoo xam ni du mës a am ci àdduna bu fekkoon ni que président de la république Macky Sall rek ay dogal am na yenn yoo xam ni du mës a am ci réew mi mais day am nga jéem a corriger. nga xool dogalam yooyu dafa am ci yoo xam ni indi na tuuti weranteeg coow. yeesal na gouvernement bi dugal Idriss Seck ak ñoom Omar Sarr. coow li ba léegi fayul. am na beneen coow. mooy bi mu jëlee Mahmoud Saleh. daat koy tabb directeur de cabinet. gars yi ne amul maqaamam ak lijaasam. yoo xam ni ay lijaasa yu ko mën a may mu toog ci place boobu. ñu for ci wewu bay ne. yow mi am na ñu bëggoon kalaame yëf yi sax ci cour suprême. nga fexe leen kar ay nitu opposition société civile yu bëggoon kalaame yëf yi nga fexe ba ñu ne ci lu ñu war xam dañ ko da nga koy dëggalam déet. ñu ne yaa te ñooña def action yooyu. lu wër la am lu wërul bala ñoo sori. waaw bu fekkoon man nga ma may ma bañ a tontu moo ma gënal parce que bëgguma laa wax lu amul ma bañ a tontu rek ma bañ a wax waaw wér na wala wérul boo ma mënoon may loolu moo ma gënal. parce que li ma lay dañ ko leeral rek. li may fàttali mooy que nee naa la bi may commencé man fi ma toog responsabilité yi ma président de la république dénk damay wax ak moom ak ñeneen ak sax ñu farul ak ñun donc bu ma sañoon yi may wax ak ñoom mën a bañ a nekk ci biti et loolu tax na tey ba am na sax position yoo xam ni mënatuma ko jël parce que mënu may wax di leen ŋàññi ci suba si bu ngoonee ma bëgg a wax ak ñoom day xaw a jafe li nga wax noonu am na. parce que man dañ may fay pour que coow yu mel noonu bu ma ko mënee gàttandu ma def ci dara ma def ko te du ma koy wax sax ak sama kilifa loolu am na. mais bu ñu waree attaquer décision bu mel noonu. ci réew mu jaar yoon. jarul arrêté dañ ko war a attaquer ñu bàyyi ñi koy attaquer bu fekkee décision bi. mais loo xam mi ngewul ak yoon. waaw non loo xam ni ci wàllu politique rek la ak peut-être ak ci wàllu nit. parce que bu fekkoon day impacter réew mi à la rigueur mu impacté wul réew mi bu fekkee ni que li ñuy wax man bu ma wóoroon ni que li ñuy wax amul xëy na du ma dem waxi daf ma wóor ni que li ñuy wax am na xaw ma ndax comprendre ngeen donc man sama rôle mooy jéem a fay coow yu mel noonu et utiliser wu ma aussi ay moyens politiques lu ma seq ak nit sama diggante parce que loolu tamit am na ci réew mi mooy lu nit ak nit seq loo xam ne du politique kóolute. firndeel li may wax mooy ci bari day am da ngay doo dégg sax nit opposition wax ci parce que yenn saa ñoom fee lañ fare ñun fii lañ fare mais ku ci nekk xam na aqulaay taalaam li nit ki sañ ak li nit def ni mooy bu ñu la déggee mooy noppaloo opposition bi. bu fekkee nu nekk nga ne da nga koy lijjanteeg ñoom mooy bu ñu waxati. noppalewu ma leen opposition nag il faut que ñu wax ñoom tam. déedéet lu jaarul yoon dañu ko war a wax. musuma leen tee bañ a wax noppalewu ma leen aw ma darajay dem parce que ni ma amee conviction noonu la ñu amee conviction mais dama ni bu yenn yi amee man ma am ci parce que wax jooju lan lay jaar man dinaa bu ma mënee fexe ñu bañ a attaquer décret bu sama patron def mais dama koy def. lu jaarul yoon dañ ko war a attaquer loolu moo dul yoon. lu jaarul yoon dañ ko war a teg ci yoon. xam nga si réew leen nekk aussi état de droit lañ nekk. xam nga man lu jaar yoon wala lu jaarul yoon je suis très bien placé pour xam ndax loolu parce que dans un premier temps sax xëy na loolu doo ko xalaat mais ndax am na wala amul man du ma wax lu dul dëgg. et soutenir fii Sénégal mënoo fay wax. est-ce que Macky Sall waroon na nommer Mahmoud Saleh directeur de cabinet bu fekkee njàngam ak xam-xam may ko mu yegg foofu. est-ce que loolu du erreur. mais buñ ko waxee nag buñ ko waxee ni que njàng maag egg na foofu. mënu ko contrôler. déedéet defal gëstu ko defal ndànk xaaral. président de la République état. defal ndànk renseignement yi ñu am ak renseignement généraux yeeg yooyu yooyu yëpp egg guñ ci loolu. mais dama ni nit man Mame Mbaye buñ ma dénkee tey buñ doon mettre en doute samay capacité intellectuelle ndax am naa diplôme contrôleur ndax am naa diplôme d'ingénieur technologue ma dem photo ko yónnee ko Babacar Fall yónnee la ko fii Sénégal ku fi jàng am na koo bokkal classe man dama naan la Alioune Djibril Ba laa bokkaloon classe Mame Alioune Sène laa bokkaloon classe
ak Ndiogu Ba laa bokkaloon classe mag bi may dem Singapour wan laa bokkaloon classe Mamadou Ñinga laa bokkaloon classe bi may def DIT Baye Soulay laa bokkaloon fii kenn mënu fi nëbb jàng ku koy jéem a def di wax ni que loo amul da ngay nax sa bopp parce que addina bi moo tërale noonu mais donc dama ni am na lu ko jar am na lu ko jarul mais man Mame Mbaye Niang bu ma eggoon foofu noonu du ma nangu teg loolu sama patron. maanaam léegi da ngeen bëgg ku ñu nommé rek ñuy lam-laamee say ku mel ni Mahmoud Saleh mi ci sa gis-gis daa war a wane ay lijaasam loolu la. non xam nga man nee naa la séq jarul may wax ni que da nga bëgg a xam sama position man nee naa la man xam naa man dutewuma parce que je sais quand même. li gars yi wax moo am. waruñu ko je sais xam naa non ndax war nañ ko tabb wala waruñu ko tabb man xamuma woon honnêtement xaw ma woon ne que le poste est régi ak poste je sais ne que le poste de ministre est éminemment politique ça je sais mais conditionnalité yi ba léegi j'en doute. parce que directeur de cabinet googu Ablaye Wade mos na koo tabb Babacar Gueye. IGE bind bataaxal Ablaye Wade ne ko Babacar Gueye yorul maqaam ak fonctionnel hiérarchie A. warul ne foofa. Ablaye Wade xaw a jubante ya fii daal koy tabb directeur de cabinet politique. waaye directeur de cabinet technique bi moom borom xam-xam ak lijaasa ak ku yog hiérarchie A moo fa war a nekk. li may fàttali mooy ki Mahmoud bi ngeen di wax directeur de cabinet politique la woon Augustin nekk directeur de cabinet du président de la République malgré polémique bi ñu ñi war a bëgg a def yëpp defuñu lu dul switché leen. kii dem nekk directeur de cabinet politique donc il ne s'occupe plus des dossiers administratifs il s'occupe des dossiers politiques. Mahmoud bu ngeen seetee ay comportement am sax il ne s'occupe li muy wax waxi politique malgré ni ko jóge na foofu moo ëpp ban impact la am ci réew mi c'est ça la vérité. loolu kay Macky Sall lañ ko war a laaj. waaw mais déedéet moo tax man la amul benn impact ci ñi réew mi doxee jarul soutenir yenn débat yi moi je dis pas qu'il faut. est-ce que daa war a continuer di toog foofa bu dee jaaduwul. loolu bu ñooñu déposé wul recours ba mu am yoon dina ci wax. mais bàyyi woon la ñu def ko. yaa ko gàntal. nan laa ko gàntalee. yaa ngi wax sànq ne yaa ne loolu jaru koog yooyu noonu waxtaan ak ñoom. sama position la. yow jàpp nga ni jar na ko ñoom jàpp nañ ni jaru ko ñi jàpp ku nekk am na loo jàpp. yow boo xëyee da ngay xëy di ut information man bu ma xëyee damay xool loo xam ni bu fekkee dafay yàqal groupe bi ma bokkale ma jéem ko fay. information bu tegu ci yoon quand même. dañ koy teg ci yoon suñu liggéey. non man tamit li may def ci yoon laa koy teg. man demuma contraindre leen demuma corrompre leen dañu dem ñu expliquer parce que y a des enjeux qui sont au-delà de yi ñuy wax ni c'est tout. léegi Ndiogou waaw. sànq yaa ngi wax wàllu ubbeeku fi mu toll nii ubbeeku ngeen nekk waxtaan ak ku ne gis na Idriss Seck ñëw. Karim Wade moom tamit bitim réew boobu ba léegi est-ce que nekkul ci suuf ngeen di waxtaan comme ni ngeen ko defee Idriss Seck jékki-jékki rek bind ni tel ku nekk naan lu mën a nekkee est-ce que Karim Wade seen position ak Karim Wade ak PDS jamono ji est-ce que ay waxtaan amul Macky Sall waxtaanul ci pet jamono ji. non Macky Sall ki muy waxtaanal man wax dëgg yàlla xamuma. moom buy waxtaan du ngeen ci yëg dara. waaw boolewu leen ci sax. waaw mais man li ma jàpp. mooy que logique bi ñu nekk mooy ñëpp la ñu war a waxtaan ñëpp. ba ci waa PDS ñëpp. PDS ak ñëpp ñëw dugg ngeen waxtaan. man maa ngi def ay effort yu bari pour que am na kenn koo xam ne fi mu nekk effort boo xalaat maa ngi koy def pour mu ñëw toog waxtaan. kooku ku mu. waaw du fii laa koy waxee. c'est que man damay c'est pour te dire ne. du gàkku moom kañ lay yegg si moom. affaire yi tëjuwul. moom gàkku laa kañ lay yegg si jàpp naa ne que réew mi ñëpp mën nañ ñëw. nee naa la bu doon yëfi nit ak nit. man amul ku ma man yëf yi li ma ci daj kan moo ko ci daj ñi di wax nii yëpp dajuñu ko ci. wala Ousmane Sonko ngay démarché. non en tout cas du Sonko bokk pour mu leer nga xam ni que du moom. dañuy jeexalee Mame Mbaye Niang. liñ fi seetlu fan yee ñu ni waa APR kenn yenn ci kilifa yi. sos nañ benn kuréel boo xam ni. ay kàngamu parti bee ci ne. ngir mën a défendre parti bi ci média yi di dem ci émission yeeg ñoom seen. ñu boole woon ci sa tur. ñu déggaat ne nee nga bokkoo ca loolu nu mu demee fekkee nga comme wala. lu tax boo nee bokkoo ca lu tax bokkoo ca. parce que ay waxi kese la dara du ci dëgg c'est tout ay nit yu toog la xalaat seen benn xalaat après bëgg a wax defe naa nañ dem ci ñu respecté ku ci nekk dégg naa sax bañ ciy wax naan ay man ak Mahmoud dañuy jàppanteeg ay xam man Mahmoud bu ma doon jàppanteeg moom kon xëy na li nga wax nii sànq du ma ko dem defi Mahmoud directeur de cabinet la avant directeur de cabinet politique la woon léegi dootul directeur de cabinet politique. day yam ci liñ ko yamloo dañoo nommé directeur de cabinet politique kuy toppatoo yëfi politique ñu bàyyi bañ a wax ay wax yoo xam ni tegul fenn affaire yi du activisme fu ci nekk bu yamee ci li ñu la dénk respecté li ñu la dénk yam ca rek
bañ ci boole leneen problème du am. maanaam moom yemul Mahmoud Saleh yemul ci lañ ko dénk directeur de cabinet yemu fa. bu duggee ci lii ay affaire politique yemul ci liñ ko dénk. jërëjëf te daf ci war a yem. jërëjëf warul def leneen lu dul liñ ko dénk. jërëjëf Mame Mbaye amul leneen lu mën leneen luñ ko dénkul. yaay ministre chef de cabinet président de la République jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène jaajëf mbokk yi El Hadj Assane mi ngi Fatou Dieng ñu ngi lay nuyu yàgg sa gars yi yéen doog jàmm.